ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo comme ni ngeen ko xamee ñuy dëgmal lii di 4 avril di bés bi ñuy màggal suñu réew bi mu moomi boppam ci noonu ñu def vidéo ngir fàttali leen indépendance googee ci yan contexte lañ ko amee histoire bi nga xamante ni mooy bi wér parce que ñu bëri yaakaar nañ ni yenn ci ay doomi aadama wala yenn ci ay sénégalais ñu xeex ngir indépendance alors que loolu amul tey bu ñu nee indépendance am na ñoo xam ne seen xel day dem ci Senghor jàpp ni bokk na ci ñi xeex ngir Sénégal am indépendance alors que loolu amul am na ci ñeneen tamit ñoo xam ne aakimoo nañ li nga xamante ni mooy indépendance bu Sénégal alors que demeewul li nit ñi foog donc looloo tax ñuy dellu si ci période boobu noonu xamal nit ñi lan moo amoon ñen ñooy les vrais acteurs maanaam nit ñi nga xamante ni ñoo taxawoon temm jàmmaarloog li nga xamante ni mooy France pour laaj lii di suñu indépendance lépp dinañ leen ko leeralal ci vidéo bi nii. laata ñuy xuus ci vidéo bi dañuy def benn rappel bu ndaw ci li nga xamante ni mooy avant indépendance du Sénégal lan mu xewoon maanaam jamonoy colonisation juste pour xamal leen que ni colonisation française mi ngi tàmbali ci jamonoy 17e siècle waaye ci année 1890 yi le Sénégal nekk officiellement li nga xamante ni mooy colonie française maanaam dëkk boo xamante ni France daf ci teg loxo gouverner ko diriger ko. loolee liñ ci mën a jàngat mooy français yi noot nañu lu ëpp un demi-siècle laata ñuy jot li nga xamante ni mooy suñu indépendance. manifestation yi njëkk nag jëm ci indépendance ñi ngi tàmbali woon ëllëgu seconde guerre mondiale bi Vincent Auriol ñëwoon fi nga xamante ni mooy Dakar en avril 1947 boobu la ñu njëkkee gis ay nit yu manifesté wu ngir ne suñu réew dafa soxla indépendance mais jamono jooju amuñu woon li nga xamante ni mooy ay ndëgërlaay pour xeex li nga xamante ni mooy colonisation boobu noonu maanaam amul woon ay kuréel ay organisation ak ay acteurs yoo xamante ni nii bokk nañ ci ay organisation boole seen doole taxaw tëral ay programme ne nii ak nii lañ nar a doxalee pour laaj indépendance organisation bi ci war moo fi newul woon. donc il fallait que ñu xaar fukki at pour gis ay nit yu organisé wu taxaw jàmmarloog ñi di français yi maanaam kàddu gi ñuy fësal naan indépendance immédiate maanaam moom sa bopp ci ni mu gën a gaawee ñu ko njëkk a déggee ci parti africain de l'indépendance muy PAI bi nga xamante ni nii dafa ëmboon dëkk yu bëri ci Afrique francophone dëkk yi France colonisé woon PAI boobu ci la ñu njëkk a déggee indépendance immédiate parti boobu noonu moo organisé wu xeex lu mat ñaar fukki at ak ñett yu amul àpp maanaam 1957 ba 1980 taxaw xeex pour que réew yi nga xamante ni ñoo nekk ci Afrique francophone moom seen bopp avant ñuy am indépendance maanaam le 1957 ba août 1958 PAI moo nekkoon benn organisation politique bu lëkkaloog ak ay organisation ndaw ñi ak ay syndicat ak ay jigéen ñi nga xamante ni dañ leen génne ci histoire li nga xamante ni mooy xeex indépendance alors que ni am nañu rôle bu am solo buñ ci joué ñoom jigéen ñi donc PAI moo àndoon ak acteurs yooyu noonu di xeex pour Sénégal am indépendance. jamono jooju amoon na parti bi ñuy dippee regroupement africain section Sénégal muy PRA ki ko jiite woon di Abdoulaye Ly bi tënku ci congrès bi nga xamante ni amaloon nañ ko Cotonou ak réew Afrique yi nga xamante ni dañu bëgg indépendance amoon na tamit section sénégalaise du rassemblement démocratique africain muy MPSRDA ki ko jiite woon di Doudou Gueye ak Gabriel Darboussier ñoom tamit bokkoon ak yéene ki nga xamante ne nii mooy Abdoulaye Ly maanaam indépendance bu Sénégal ak réew Afrique yi nga xamante ne nii France daf leen teg loxo daf leen moom. parti yooyu ma leen limal ñoo taxaw ne dañuy voté non ci référendum bi nga xamante ni De Gaulle proposé na ko ngir ñu voté ko en septembre 1958 parce que jamono yooyu ngir ñu am suñu indépendance sénégalais yi dañu waroon voté ci ab référendum boo xamante ne nii dañuy voté waaw wala déet waaw ngir indépendance progressive maanaam indépendance boo xamante ni ndànk-ndànk lañ koy demee mais dañuy des ci li nga xamante ne nii mooy ndogalu France loolee la Léopold Sédar Senghor moom bëggoon parce que Léopold Sédar Senghor dafa ne woon mënuñu tëb rek am indépendance dañuy des di woy ci li nga xamante ne nii mooy loxoy France dañu accompagner di ñu proposer ay normes administratives ñu ciy dem ak ñoom loolu Léopold Sédar Senghor bëggoon. ca beneen wet mu am parti yi ma leen limal sax yi nga xamante ni ñoom dañu taxawoon ne dañuy voter non
non mooy day am suñu indépendance totale moom suñu bopp ba mu jeex tàkk France rocceeku ci anam gi ñu doxalee suñu réew yi. waaye un an avant ñuy voté li nga xamante ni mooy référendum boobu noonu maanaam 15 septembre 1957 ba 20 septembre 1958 PA yi doon organiser ay diverses manifestations di dajale nit ñi di def ay campagne di organiser ay meeting fépp ci Sénégal di def ay campagne de proximité di dem ci nit ñi di organiser ay ndaje public nit ñi di ci teew ay séminaire d'éducation publique di diffuser ay journaux di taf li nga xamante ni mooy ay tract ci bépp mur ci dëkk bi ngir xamal nit ñi lan lañu war a voter bésu élection yi bu ñëwee maanaam ñu voter non ngir rocceeku ba set ci li nga xamante ni mooy moomeelu France ngir moom suñu bopp. ci jamono jooju PA yi yamul rek ci li nga xamante ne nii mooy di promouvoir li nga xamante ni mooy mot d'ordre d'indépendance bi maanaam ne askan wi dee leen voter non mais da doon profiter ci campagne am ngir di jàllale message yi ci li nga xamante ni mooy làkkum olof parce que avant boobu noonu booy xool tubaab bi colonisé nañ ñu imposé ñu seen làkk mais PA yi da doon def ay campagne am ci làkk yi nga xamante ni ñun moom la ñu maîtriser pour message bi nga xamante ni bëgg na ko jàllale jëmale ko ci li nga xamante ni nii mooy askan wi mu mën a jàll. te boo xoolee méthode boobu noonu mooy woy ba léegi tey kenn mënatu fi def campagne politique di utiliser ay termes tubaab wala yoo xamante ni nit ñi duñ ko comprendre booy xool ba ci seen affiche politique yi ay mots olof la ñuy utiliser parce que xam nañ ni loolu mooy tax seen message ñu mën ko saisir te loolu lépp mun nañ ni liggéeyu PA yi la jamono yi nga xamante ni dañu bëggoon laaj indépendance Sénégal moom boppam. diggante août jàpp septembre 1958 général de Gaulle waroon def tournée ci dëkk yi nga xamante ni nii dañu bokk ci li nga xamante ni mooy France maanaam dëkk yi nga xam ni France daf leen coloniser. visite boobu nag tiitaloon ay leader africain yu bëri ay njiitu africain yu bëri visite boobu tiital leen parce que amoon nañu ci jëloon ay engagement ci décision yi ñu jëloon ci congrès bu Cotonou maanaam ngir Afrique am indépendance ba mu jeex tàkk moom boppam rocceeku ci France am ay leader africain yu ko signé woon waaye bi De Gaulle waree ñëw dañu rocceeku ndànk daw décision bi ñu jëloon ñu dellu ci ginnaaw boo jëlee réew mu mel ni Sénégal jamono jooju daanaka benn leader nekk fi woon. bu ñu waxantee dëgg Senghor jamono yooyu dafa daw dem vacances fi nga xamante ni mooy Normandie Mamadou Dia aussi fekkewu ko woon parce que dafa demoon Suisse pour faju ji dafa feebaroon maanaam jamono jooju Sénégal amul woon benn njiit bu fi nekkoon maanaam ñi nga xam ne ñoo jiite woon réew mi jox leen ay ndombal tànk yi gën a mag nekkuñu fi woon bi fi De Gaulle di ñëw. ci jamono jooju comité de défense des libertés démocratiques ak PA yi bi nga xamante ni Majmout Diop moo ko jiite woon ak kuréelu ndaw ñi conseil de la jeunesse du Sénégal estudiantine ak jigéen ñi suñu yaay ak suñu maam yi ñoo dalal général de Gaulle ci place Protet nekk tey place de l'indépendance bii nekk Dakar bésu 26 août 1958 ñoom ñoo taxaw jàmmarloog général de Gaulle bés boobu ñu bëri bëgg nañ ko aakimoo ni ñoo ko moom alors que ni joué wuñ ci woon rôle bi tax ñuy wax bu ñu waxante dëgg histoire la leen di wax te histoire amul nëbbatoo am na ñu bëri ñoo xamante ni neewoon nañ fa lañ nekkoon xeex nañ et tout mais bés boobu noonu bu wax dëgg neexee ña fa joué woon rôle bu tax ñuy wax xam nañ leen d'ailleurs ñu doon yuuxu di wax ni ñoo fa nekkoon ñoo doon kaas kenn mënu la génneel seeni photo bés boobu noonu yu ci bëri dañoo dawoon Majmout Diop bi nga xamante ni nii bokkoon na ci leader yi ëpp solo ci jamono yooyu noonu xeex boobu noonu moo nekkoon le principal organisateur wala l'un des principaux organisateurs moom moo dajale mbooloo bi organiser leen en tant que leader pour ñu defar li nga xamante ni mooy ay pancarte ak ay banderole ñi nga xamante ni bëgg nañ ci ay preuve mun nañ dem ci institut national de l'audiovisuel pour gis film yi ña fa nekkoon jour boobu noonu ak liggéey bañ daan def dinañ gis film yi yëpp dinañ xam ña fa newoon ak ña nga xamante ni nii ña nga fa woon au début mais bi déggal di ñëw dañu daw te après ñooy wër ci télé ak rajo yi naan bés boobu ñoo fa taxawoon di xeex alors que ni la yàlla xam doy na. comme ni ma ko waxee woon sànq rek bésu 26 août 1958 De Gaulle war a taxaw nag place de l'indépendance jàmmaarloog askan bi nga xamante ni ñoom it préparé nañ seen lépp def seeni pancarte taxaw ne ko lu ñu bëgg moom suñu bopp comme ni ma ko fàttalee woon sànq Léopold Sédar Senghor jamono jooju dafa daw dem Normandie toog fa ne day def vacances
comme que nag nekk fi ñu bàyyi mbir yi ki nga xamante ni mooy Valdiodio Ndiaye jamono jooju Valdiodio Ndiaye moo nekkoon ministre de l'intérieur remplacé ki nga xamante ni mooy président du conseil de gouvernement bi nga xamante ni mooy Mamadou Dia donc moom Valdiodio Ndiaye moo waroon wax jàmmaarloog De Gaulle ak mbooloo mi wax lan mooy position bu Sénégal. ca bés boobu nag dafa doyoon waar li tax mu doyoon waar muy public bi fa ñëwoon tertu De Gaulle la ñu bëggoon mooy indépendance mais Valdiodio Ndiaye moom fi mu bokk muy UPS bi nga xamante ne nii Senghor moo ko jiite ñoom li ñu bëgg mooy Sénégal di wéy di des ci ndigalu France donc Valdiodio Ndiaye dafa nekkoon comme ni ko tubaab di waxee entre le marteau et l'enclume ni ko ndem si yàlla si Sidi Lamine Niass doon waxee sëgg dee sigi dee donc Valdiodio Ndiaye bis boobu noonu dafa amoon rendez-vous ak histoire parce que askan mi ngi taxaw di laaj indépendance mais ca beneen wet parti politique bi nga xamante ni fa la bokk ñoom ànduñoo ak li masse bi bëgg. ci bés boobu noonu ci histoire ci ay nettali Roland Collin bi nga xamante ni nii dafa jege woon lool ki nga xam ni mooy Mamadou Dia moo bind discours pour xamal que ni Sénégal dafa bëgg indépendance moom boppam rédiger ko jox ko ki nga xamante ni mooy Valdiodio Ndiaye jël ay responsabilités nag lire ko te boo xoolee hypothèse boobu noonu Mamadou Dia ci boppam sax confirmé na ko ci li nga xamante ne ni mooy ay mémoire am parce que Mamadou Dia moo xam ne ni Roland Collin ci boppam mu nga xam ne moo nekkoon directeur de cabinet am moom dafa favorable pour que ñu voté non maanaam Sénégal moom boppam indépendance bi tax ñuy wax. bés boobu Valdiodio Ndiaye wax discours bi nga xamante ne nii moom la jagleel général de Gaulle bésu 26 août 1958 ma koy fàttali avant référendum bi ci war a amal le 28 septembre 1958 maanaam diiru benn weer ci discours Valdiodio Ndiaye bi ñu ci fàttali rek quelques kàddu ba mu jàkkaarloog De Gaulle daf ko ne indépendance la ñu bëgg mbooloo Afrique la ñu bëgg dajale Afrique la ñu bëgg mu dolli ci ne politique gu Sénégal bi nga xamante ni ci lañ namm doxalee suñu réew jamono ji dañ ko bëgg a tënk ci ñetti mbir yooyee mooy moom suñu bopp benn ñaareel bi di unité africaine maanaam mbooloowu réew Afrique yi ak créer ay kuréel yoo xamante ni dina tax ñu gën a dëgëral suñu nekkin. gannaaw ba mu fësale li nga xamante ne nii mooy discours am moom Valdiodio Ndiaye général de Gaulle feelu ko ci tontu bu gaaw ne ko s'il veut l'indépendance qu'il la prenne mu ne bu ñu bëggee indépendance nañ ko jël donc bis boobu Valdiodio Ndiaye dafa wane mat fit ak li nga xamante ni mooy bis bu taxee ba métti nga far ci li nga xamante ni mooy sa côté askan donte fa nga bokk parti ba nga bokk ànduñu ci li nga xamante ne nii mooy yow xëy na peut-être sa doxalin wala bëgg-bëgg askan wi. D'ailleurs le 4 avril 1961 moom mi nga xamante ni mooy Valdiodio Ndiaye moo soppi turu place Protet lippee ko place de l'indépendance. waaye référendum constitutionnel bu 28 septembre 1958 oui bi moo ko gagné ci 97,2% maanaam Sénégal day yor statut état mais day bokk ci li nga xamante ni mooy communauté française xeetu doxalinu réew moomu maanaam Sénégal day nekk république boo xamante ni day moom boppam mooy gérer li nga xamante ni muy administration mais day nekk ci dépendance su métropole bi muy France. loolee di wëy ba janvier 1959 Sénégal ak Mali boole seeni doole pour former li nga xamante ni mooy fédération du Mali maanaam nekk benn réew jamono joojee la Sénégal moom boppam définitivement nekk réew mu indépendant gannaaw ba ñu defee li nga xamante ni mooy accord de transfert de pouvoir bésu 4 avril 1960 waaye nag fédération boobu noonu la ca topp yëg nañ ko dafa tas bésu 20 août 1960 Sénégal ak Mali séparé wu bi ñuy dugg fi nga xamante ni mooy ONU le 28 septembre 1960 maanaam ku ci ne duggee ak sa statut bopp. donc indépendance bu Sénégal nii la demee historique bi fàttali bi yan yoon la ñu jaar lan moo précédé li nga xamante ni mooy 1960 ñan ñoo taxaw ngir xeex ko bis bi fi De Gaulle di ñëw ñan ñoo taxaw jàmmarloo ak moom loolu lépp ñu leeral leen ko pour que ngeen xam ñan ñoo tax ñu yegg si fii tey ñan ñoo tax ñu am indépendance donte indépendance bi xëy na peut-être mën nañ ko wax ci làmmiñ kese la parce que am na lu bari loo xamante ni des na moomeel bi
des na nekkul ni yaay diriger réew yaay fal am nga président bu dëkk sa biir réew yaa ngi gouverner et tout mais moomeel bi mun nañ ko gën a yaatal ci lépp loo xamante ni nii duñu ne lépp sax mais la gën a am solo ci sa réew nga koy mën di fajal sa bopp di ko defal sa bopp te doo soxlawu di tënku ci benn ndigalu borom yi doole yi nekk bitim réew. donc am na liggéey bu am solo bu ñu war a def ci li nga xamante ne nii mooy indépendance bi tax ñuy wax ngir suñu réew yi moom seen bopp di demal seen bopp ak doomi réew yi nga xamante ni amaana seen xam-xam màcc na ci fànn yi nga xam ne suñu réew soxla na ci yokkute soxla na ci développement. donc occasion 4 avril bi lii la woon ñu fàttali leen histoire du Sénégal fan lañ tàmbalee ak fan lañ jaar ba am li nga xamante ni mooy indépendance. donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.